wuy yàqu naa 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 la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay lii tamit di beneen scandale bi nga xamante ne gis ngeen ayu bés yi ñu génn ginnaaw kii di Aïssatou Diop Fall bu mu jógee woon doon attaqué Ousmane Sonko ginnaaw bu mu jógee ci Ousmane Sonko mu dellu ci kii nga xamante ni mooy waa Benno Bokk Yaakaar rawatina ministre de l'intérieur Antoine Diome boobu ba tey nag attaques yi taxawul ci kawam ndaxte saa su ne ñu ngi koy génneel di ko xam le waa ay chantage bii passé gis ngeen jabaru Mame Gor Diazaka di politicienne boobu di Fathiam li mu ko xamaloon maanaam wàllu passeport yi lu tax du ci wax ndaxte boobu ba tey moom waxu ci ndaxte daf ci bénéficier woon ñii di ko gëmloo ni que dafay def chantage ministre bu mu fëgg jotu la wala bëggat si yow dara dafay toog di la attaqué mais gis nañu attaques yi di bëri ci moom trop kii ñu gis nag moom ñoo nekkaloo woon foofu ca Walfadjri moom nag li mu ko jiin dafa doy waar nee na bi fa Aïssatou Diop Fall nekkee dafa am ay cassette yoo xamante ni da doon manqué ndaxte jamono jooju ay cassette lañ doon enregistré ginnaaw cassette yi ba muy réer nekkate Aïssatou da doon jël cassette yi di ko yóbbu ba ginnaaw loolu la am ku ñëw koo xamante ni da doon jaay cassette yi mu xool xam ne ni que cassette yi seen cassette la jamono Sidi Lamine Niass nekkate Aïssatou Diop Fall moo ko doon jaay cassette yi nañu déglu vidéo bi del soit dem nañu ba benn moment c'est-à-dire que xam nga Aïssatou étant directrice des programmes dañ doon jënd ay cassette DVCAM xam naa gars yi peut-être gars yi caméraman dinañ ko xam c'était des cassettes yu mag nii yu doon def 120 minutes mais ça coûtait cher ça coûtait benn cassette bi nekk 20 000 dañ ko doon commandé en Italie bi mu ñëwee cassette yi pour gestion bi Aïssatou da ko doon jël yóbbu ko këram c'était pour te dire que ne y a eu jamais de paix comme ni nga ko waxee noonu après y avait pas de guerre tirée parce que Sidi jàpp na ne mën a xew yëpp du ko attaqué ci yenn yi ñu toog benn moment comme cassette yi moom moo ko doon gérer moom jóge na fa dem na procès bi jàll na ba procès bi jeex na elle a eu des problèmes avec son mari divorce je sais pas dem na France benn ñu toog un jour benn gars yi andi cassette yi di ñu ko jaay c'était beaucoup de cassettes bu nekk 20 000 cassette yi bi mu ñëwee je dis mais attendez cassette yi ñun ñoo ko moom et puis je dis mais waa ji xam naa ko sax parce que moi je connaissais son mari et pas bon loolu andi ma fi vie privée andi ma fi parce que jëkkëram bi mu njëkk a sëyal man maa ko présenté c'est-à-dire que kon xam naa ko bu baax mais bëgguma dugg ci boobu parce que dafay mel ni ay te vraiment bëgguma ko attaqué dem ci vie privée waa ji andiwaat cassette yi di ñu ko jaay bi mu andi cassette yi di ñu ko jaay ma remarqué ne cassette yi ñun ñoo ko moom j'ai dit à Sidi que cassette yi ñuy jaay ñun ñoo ko moom et que Aïssatou moo ko doon jël yóbbu ko këram tu sais Sidi ce qu'il a fait dafa jël waa ji embarqué ko ci otoom yóbbu ko police yu jëppal ñu tëj waa ji xam nga la moo nekkoon idée bi ñi nekk Walfadjri ñu ngi may dégg moi j'étais au cœur des affaires c'est-à-dire que c'était pour remonter l'information ba atteindre Aïssatou Diop Fall te on pouvait le faire parce que on avait les armes pour atteindre ko parce que jël na suñu matériel restitué wu ko matériel bi nangam ak délit bi nu mu tudd amoon nañu un début de truc pour attaquer ko mais bi ñu demee ba ci kanam Sidi ci boppam daf ci amoon gêne parce que doomu jàmbur bi ñu jël jàpp ko tëj ko ci histoire boo xam ne peut-être c'était autre chose finalement il a préféré bàyyi poursuite yi yëkkati xaalis may waa ji yëkkati téere alxuraan may ko c'était pour jéggalu ko mais c'est-à-dire que c'est juste pour montrer que ne su nekkoon y avait pas de Sidi amul woon lu mu bëggoon tenter du ma ko waxal tey loo xam ne nekku fi kon du am posture boobu noonu c'était pour te dire que ne Sidi ba muy décédé yàlla na ko yàlla yërëm amul benn lien bu muy wax ak Aïssatou parce que nous on était là-bas voilà te on parlait te il arrivait qu'on tienne des réunions yoo xam ne réunion staff ña doon toog ci réunion bi yëpp Sidi évoquait régulièrement cette histoire de cassette là te il citait des noms te ñëpp xam nañ ne lim bëggoon topp Aïssatou ñëpp fa toogoon ñëpp xam nañ ko c'est-à-dire que nekkul woon lu bees nekkul un secret pour ñëpp xam nañ ko léegi nag loolu mooy histoire bi. kon ñoo dégloo vidéo bi muy ay kàddu yoo xamante ne ay accusation yoo xamante ne teg na ko ci kaw kii di Aïssatou Diop Fall bi nga xamante ni moo nekk foofu ca TFM en tout cas jamono yi ñu génn daal attaques yi bari na kawam ci kawam surtout ci réseaux sociaux yi ginnaaw moom bu mu jógee di attaqué doomu aadama yi. toujours dans votre journal people de la semaine di tamit di beneen sortie bi nga xamante ni kii di Thiat bu mouvement Y'en a marre defaat na ko ginnaaw bi ñu tegee loxo kii di Kilifeu Landing Mbissane Seck ak Simon Kouka ci wàllu trafic de visa bi nga xamante ni kii di Thierno Amadou Diallo moo leen filmé woon à leur insu en flagrant délit ñu jàpp leen yóbbu leen foofu teg leen sous mandat de dépôt ñu nekk foofu ci Rebeuss ginnaaw loolu lañ demandé woon liberté provisoire ñu refusé ko Thiat génn na nag def ay révélation nee na Kilifeu fan lay jotee signature u Macky Sall bay defar faux passeport diplomatique nañu bàyyi manipulation bi Kilifeu defarul passeport diplomatique mënul defar passeport diplomatique mais moom moo doon boole ki doon defar passeport diplomatique ak kii di clientam di Thierno Amadou Diallo ndaxte faux passeport diplomatique la ñu wax donc faux passeport suñ ko waxee dañuy imiter signature bi maanaam faux passeport diplomatique ni mu mën a amee ni tey
nit dof mu ne am faux passeport européen maanaam faux passeport européen ni ko Simon waxee ci vidéo bi ne nit dof ci faux passeport européen yooyu la yoroon di ko voyager di ci tukki di ñëw lu toll ci fukki at mais doo ko mën a renouveler ni faux passeport européen amee caat noonu la faux passeport diplomatique mën a amee noonu la faux passeport boo mën a gis amee ndaxte jàppoon nañ fii ay nit fii ci cité CPI ñi nga xamante ni dañ yoroon seen ay machine di defar ay permis de conduire di defar ay faux passeport diplomatique ay faux passeport yoo xamante ne ak ay faux visa ñi ko doon defar fii jàppoon nañ leen fii ci cité CPI donc tey kilifa mënul accéder ci signature mënul accéder ci passeport diplomatique bu baax su ñu nee faux jàppal ni passeport bi ni ñu koy defee ak technologie ni mu xarañee lépp ay signature la yoo xamante ni dañ koy falsifier donc cette version boobu yaakaar naa su dee pour manipulation peuple bi jàppal ni que caat loolu du jàll tey mouvement Y'en a marre ngeen doon woote dëgg ngeen doon woote dëgg su ñëwee rek nañ ko wax mooy ni ma leen ko waxee kilifa fu mu nekk yéenewuñu ko Simon yéenewuñu ko dañuy ñaan yàlla jëlee leen fi ñu nekk ndaxte juum nañu nit ku dul juum amul nee naa leen juum te boobu ñu def mën na ma dal mën na dal keneen mais bul nekk l'avocat du diable ou bien l'avocat de l'indéfendable bul jéem a manipuler peuple bi naan dañuy wax kilifa mooy def kilifa waxul mooy def passeport diplomatique si téléphone dafa woo kii defar passeport diplomatique kooku ne ko ñaata mu ne ko 5 millions mu ne ko soo amee carte sax mën naa la ko régleel donc genre courtier la ci woon kilifa xam na kii defar passeport diplomatique bi donc suñ ko enquêté dina ko génn mais lu kilifa mooy defar passeport diplomatique lu kilifa mooy jël signature Macky Sall di ko ci def kon donc pour muy leer askan bi mu gën a leer seen bopp bu leen nangu beneen système de manipulation. toujours suñu jógee ci caat dañuy delluwaat fële ci Adji Sarr saneen yi génn gis ngeen ni ko coow li bare woon na trop mooy comme ni ma leen ko waxee woon rek comédien boobu génnoon ne Adji Sarr kër Maître El Hadji Diouf la dëkk dafa daw génn na foofu mi ngi fële ci station Shell bi benn activiste moo ko for bi ko activité foree waa kër activiste bi nee nañ ne génn ci affaire Adji Sarr dafa feebar wérul jamono ji jàpp leen ni que ci Adji Sarr ci boppam bi mu xëyee sax génn na def direct ak kii di Françoise Hélène Gaye ne moom feebaram ci comédien boobu la ko yégee ginnaaw loolu ñoom comme du ñu nangu daanu ñu ngi confirmé di insister man journal People maa leen indil image yu Adji Sarr yi nga xamante ni bërki démb ci jeudi lañ ko jël foofu ci këram mi ngi noonu ci village am ak ay mbokkam mi ngi nii taxaw ak tàntam bii di Aïssatou Sarr man jokkoo naa ak moom téléphone wax ak moom Adji Sarr dara jotu ko mi ngi ci jàmm elle a pris du poids amul dara lu ko déranger image yaa ngi noonu nañ ko seetaan. wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa. la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay 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 ay waay man yàqu naa waay. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanloo image yu Adji Sarr mi ñu wax dafa feebar mi ngi nii ci village am ak ay waa këram nekk ci biir këram nekk ak tantam boobu di Aïssatou Sarr ñëpp xam nañu tantam akkan la ñu ngi taxaw photo bu noonu mi ngi noonu ci lu vert li kon comédien boobu doon leen wax Adji Sarr dafa feebar jàpp leen toujours système de manipulation la du ñuy utiliser ndaxte moomu comédien boobu génn ne Adji Sarr dafa feebar li tax mu changé versam ndaxte bi ñu te waa Pastef yi tere gàmmu bi am foofa ca Bessir moom dafa génn dal ci kaw waa Pastef comme nee naa leen saaga ak commentaire du ku nekk ko ñemee waa Pastef yi jël commentaire rek saaga yi dal ci kawam pour bëgg lu neex waa Pastef moo tax mu génnaat def loolu mais yaakaar naa ni sooy journaliste ngay wax na la yàlla rek a tax a wax na la dëgg rek a tax wax bul xool intérêt doomu aadama bul xool intérêt keneen xoolal intérêt askan bi xoolal dëgg fu mu féetee dëgg kenn ko moom muy yàlla suñu borom kon nañu joxe xibaar yoo xamante ni dafa dëggu. wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa. la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay.